mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko loolu rek wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh ca Ndar bi simile ci xibaar yi. Adama Ndione. jàppante wi tar yi am ca banlieue bu Ndakaaru gàddaay rawatina fukki nit ñu ca daal di nag teg loxo juróom-ñaar yi amee gaañu diggante woy takk der yeeg collectif bi nga xam ne nag ñooy wuyoo ci turu doy na ne ñu daal seen kër ya ñu daaneloon la ñu bëgg ñu daal leen koy delloo grève de la faim bu ñu bëggoon amal ñu bëgg woy takk der yi tas ko moo indi li ni mel dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi lay doon ci boobu jamono commissaire divisionnaire bu police retraite di Babacar Sadio moom nag war a jàkkaarloog ak attekat yi tey jii ci ngoon gannaaw bataaxal boobu nga xam ne daal na koy rek def te ñu jàpp ne am na yu bëri ci ay tuuma yu ñu teg ci ndoddam jëme nag ci daal di nag tooñ jiitu réew mi jébbale ay xibaar yu wérul ak la ñuy duppee atteinte sûreté de l'état dinañ ci daal di teewlu avocat maître Khoureyssi Ba ci biir xibaar yi ba tey lay doon dinañu tënk mbir yooyu daal di koy def wax sa xalaat ngeen mën ci àddu ci kanam tuuti lay doon ASBEF foofee nag daanaka yëf ya seddul association bi nga xam ne moo ëmb doomu Sénégal ci wàllu nag bien-être familial tey jii nag fas yéene daal di jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom itam lay coow ca seeni barabu liggéeyukaay bi la ñu bëgg nag àddu jëme ci bokk na ci war a rek statuer ci crise ba nga xam ne daal na fay rek am ak yenn ci ay xeetu nag galgal yañ ciy daal di nag amaale dinañ ci daal di dikki dinañu jëkk jëme ci li nga xam ne nag mooy juróom-ñetti fan grève yi nga xam ne waa SYTJUST daal nañ koy rek xàppati ñoom nag syndicat bi ëmb liggéeykatu justice yi ba tey protocole ba ñu xaatimoon la ñu bëgg ñu daal di ci nag dellu si ñetti at gannaaw gi code de la presse taskatu xibaar yi nee ñu ba léegi ñu ngi daal di nag xaar lu jëm ci wàllu application bi décret ba moo daal di nag des ngeen ñi daal di ci nag juux dinañ ci daal di teewlu acteurs yi ci ndaje bañ ca amal ni ki tey ji njàng meek njàngale mi daal di nag war a dooraat ñaar fukki fan ak juróom matuwaay ndax jël nañ ko ba ñu daal di nag mat inspecteur d'académie bu Ndakaaru daal nay def xayma bi ndorteelu jàng googu nag gouvernement scolaire jàpp ne boole wuñ leen ci waxtaan wi dinañ ci daal di jukki yëpp ci wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a àddu itam ci kanam tuuti lay doon dinañ ci toftal yeneen i xibaar laataa ñu dikk ci situation bés bi ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn nit ñi nga xam ne amee nañu feebaru coronavirus bi tey ji yeneen ñaari nit ñi ca faatu daal nañ koy rek amal dinañ ci teelu docteur Aliou Waly Diouf laataa ñuy nag ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kis lay doon. Adama ci kàddu gi mbokk yi nag dañ koy doore xibaaru tiis bi fële ca Tëngéej ca kenn ko àdduna kii di Badara Mama Yacine moom nag daal nañ koy jébbal boromam tey jii ci ngoon ci teewaayu autorité yu bare bari dañ ciy daal di nag jokkoo jeeg suñu naataango ba ñu teewal foofee ca diwaanu nag Tëngéej di Denisia Sambou ñoom ñi daal di nag gunge moom Badara Mama Yacine ci këram bu mujj Denisia Sambou ñu ngi lay nuyu. waaw mu mel ni nag kii fasoon lool ci wàllu nag tàggat yaram ci wàllu sax arbitrage waaye itam nekkoon maire bu Tëngéej ci moom la ñu daal di gunge ci këram bu mujj bi ci teewaayu autorité yu bari tey jile. fu mu toll nii nag rob nañu ba dellu si ndax ci bu 15h30 jotee nag la ñu fële ca jumaa bu Fass daal di koy rob fii ci cimetière bu Dangu. wax nga ko Badara Mama Yacine nag nekkoon na koo xam ne nag ku fësoon la ci wàllu arbitrage loolee lépp sax la maire Tëngéej yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñëwoon teew ci li nga xam ne moom mooy dëj bi daal di seede nag jëmale ko ci kii di Badara Mama Yacine ne nag nekkoon na koo xam ne siggiloon na Afrique waaye tamit siggiloon na Sénégal Badara Mama Yacine li nga xam ne nag tey ji tax na arbitre yu bëri kii di Cheikh Seck vice-président fédération du football waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci fédération arbitrage yi fii Sénégal ñëwoon ñoom ñëpp nag le monde du sport sax la ñuy wax ndax seen nañ fi ay Gaston Mbengue seen nañ fi itam ñu ngi fiy annoncé tam ki nga xam ne moom mooy ministre Matar Ba ni suba dina ñëw andi ci njaalu présidence donc nekkoon na koo xam ne daal ku fësoon la ci wàllu tàggat yaram ci wàllu sport waaye tamit nekk na koo xam ne fii ci langue politique bu Tëngéej amoon na fi lool doole ndax boo xoolee 2009 ba 2014 moom moo jiite woon li nga xam ne nag moom mooy mairie bu Tëngéej waaye tamit Badara Mama Yacine taxawaloon na ci parti boo xam ne moom mooy Alliance pour la République citoyenne bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Ndoye ñi nga xam ne sànq nag moom pole am la ci ba ñuy créé parti boobu sax nee na nag acteur de développement moo taxoon sax mu créé que ndax benn école boo xam ne amuloon ndox moo taxoon sax parti boobu judd donc lu rafet rek lañ ko ci seedal tey jii nag moom mu ngi génn àdduna à l'âge de 74 ans
moom amoon na ñaari soxna ak i tamit juróom-ñaari bant fu mu toll nii nag fii Tëngéej mu am muy acteur politique yi muy monde du sport muy doomu Tëngéej ndax boo xoolee Badara Mama Yacine wutaloon na liggéey doomu Tëngéej yu bëri ci mairie ville bi ñoom ñëpp tey jii nag ñëw nañu nag daal di koy delloo njukkal gunge ka nag fi nga xam ne moom mooy cimetière Dangu ca dernière demeure am Adama Ndione. jaajëfal ko bu baax a baax Denisia Samb ñu daal di koy ñaanal kon suñu borom daal di koy teeru njëggal ak yërmande. ñu daal di aweek yéen ba tey ci xibaar yi ak lu aju ci banlieue bu Ndakaaru fukk ci ay nit ñi nga xam ne dañ leen daal di nag teg loxo juróom-ñaari amee ay gaañu mooy bilan jàppante yi nga xam ne diggante woy takk der yi ak membre yu fari ci collectif ñi ñu daal di loru ci nag seeni kër ya nekk ca gàddaay te ñu daane leen ko ñoom dañoo bëggoon amal ab grève ab xiifal ca barab yooyu le police daal di nag ñëw daal di tas nag seeni nag dajaloo googu ak i grenade ba tax ba tey ñu ngay daal di nag ñaawlu doxalinu way takk der yooyu ne ñu ba léegi ñu ngay laaj itam seen i kër foofa ca gàddaay Cheikh Traoré di secrétaire général adjoint bu collectif bi ñu déglu ko El Hadji Moussa Thiam. tey dund nañu loo xamante ni yaakaaroon nañ ni ci suñu réew mu toll ni Sénégal ak fi jamono toll xalaatuñu woon ñun particulièrement waa victime de gàddaay ne lu mel nii dinañu dal tey. waaw ñu jaaxleeti amati naqar dolli ci naqar yi nga xam ne am nañ ko depuis 7 ans tojoon nañ suñu kër te ki ko toj li ci gën a doy waar mooy descos la àndal loolu fu ñu wax rek dañuy bëgg fësal loolu nit ñi xam ko waa ji bu doon moom kese la ñëw du toj suñu kër ñemewu ko sax mais descos la àndal ñëw toj suñu kër bi ñu demee tribunal ñu gagné ko première instance gagné ko deuxième instance gagné ko cour suprême 19 décembre bi passé 2019 mooy acte bu mujj bi ci la ñu jox suñu décision de justice juróom benn weer boobaak léegi waa ji mi ngi këram kenn jàpp ko fayuñu mi ngi jug di xëy di dugg ci dëkk bi mi ngi dem tribunal mi ngi dem cour suprême boobu nga xam ne sax moo ko mujjee atte mu doon lu doy waar léegi nag bi loolu yëpp amee fekk sax lu ko jiitu état dalal nañu wax dëgg yàlla ci ay yoon palais dañ faa jaabante ba miir yi palais yi min nañ ñu ba ñu fa mujjee toog directeur de cabinet daf ñu waxoon ne na ngeen xam ni seen coono jeex na na ngeen xam ni sama kaddu yi may wax ak yéen du sama sañ-sañ du sama coobare président Macky Sall moo ma jox ndigal ne ma dalalal waa gàddaay ci nu mu gën a gaawee ñu régler seen problème définitivement tey ñu ñëw di laaj lu dul ñu appliquer décision de justice du laaj lu dul ñun suñu terrain yooyu nga xam ne tëjoon nañu ko ñu delloon ko ñu dëkk suñuy kër loolu képp moo ñu fi indi tey xeexuñu xulawuñu dóoruñu defuñu dara bi ñu ñëwee dañoo lal suñuy basang teg suñu base paisiblement respecter mesures barrières yëpp parce que loolu yëpp fàgg woon nañ ko mais à notre grande surprise dañ koy wax mu leer police yu Yëmbal moo fi ñëw bi mu fi ñëwee ne da ngeen di tas jotaay bi occupation nangam sangam ñu ne ko nag wax dëgg yàlla fii mu toll nii nag dañoo sës fii duñu fi jógee tant que li ñu war a régler wuñ ko ci la ñu commencé di ñu dóor lacrymogène di ñu xaañ di ñu sànnanteeg ñun xeer mu doyul ñu woowi renfort ci gaañu am nañ juróom-ñaar ñu ci am gaañu ñetti ay damm lañ ñi ci des ñii seen tànk yi dangu ñii seen ginnaaw yi ñoo dagg arrestation yi jàpp nañ lu toll lu mu néew fukki nit ñaawlu nañ ko ba ci kanamu yàlla ñaawlu nañ ko trop parce que li ñu bëgg mooy lenn nañ ñu delloo suñu suuf ñun ñaanuñu saraxuñu dañoo liggéey daan suñu doole ba jëndoon ko tabax ko ñu toj ko ñun nañ ñu delloo suñu suuf. dañ leen ko delloo fukki nit yi nga xam ne nag daanaka daan nañ leen ci teg loxo loolu waral nag ñi mouvement citoyen yi ñëwoon ngir daal leen rek jàppale ne ñu daal caxatee suuf si la ñu bëgg ñu daal di koy nag dakkal ba taxaw leen ci li nga xam ne mooy grève de la faim bi ñu bëggoon rek tàmbali Guy Marius Sagna kenn la ci ñoom ñu teewlu ko Moussa Thiam. li ñu gis ci Sénégal tey na xel métti nañu naxari nañu ba ci kanamu yàlla justice jox la dëgg muy waa gàddaay ñetti yoon ñu màbbal sa 200 ak juróom fukki kër ak ñett te amul benn këyit bu koy firndeel damay fàttali ne waa gàddaay Mahmoud Saleh conseiller des affaires politiques du président de la République recevoir na leen waa Descos toog waa gendarmerie toog mun na leen mais yéen ci ban anam ci lan ngeen sukkandiku pour màbbal 200 ak juróom fukki kër ak ñett waa gendarmerie ne ko wax dëgg yàlla amuñu benn këyit ay ordre rek la ñu appliqué ban Sénégal la ñu nekk moo tax nag ñuy wax sénégalais yëpp bu yóbbu ñu xam ne ñun ñëpp nous sommes en danger ku fi am kër ku fi am suuf bu yóbbu nga xam ne yaa ngi en danger bu ñu seetaanee lii dal waa gàddaay mu continuer bu yóbbu nga xam ne dinañu dal ñun ñëpp moo tax xeexu waa gàddaay suñu xeex ñun ñëpp la am nañ nag métit bi nga xam ne au lieu ñu delloo seen 6 hectares waa gàddaay au lieu ñu delloo leen seen 200 kër ak juróom fukk ak ñetti kër ñu teeru leen tey ak ay grenades lacrymogènes ba ñaar ci ñoom policiers yi bu ñuy sànni grenades lacrymogènes yi ëllëg ñu sànni ko ci kaw comme niñ ko xamee ñu def li ñuy woowee tir droit yooyu damm na loxo kenn damm na tànku kenn waaye itam am na ñeenti blessé waaye itam am na fukki nit ci ñun ñi nga xam ne on les a arrêtés moo tax nag ñuy wax président Macky Sall na libérer dans les meilleurs délais suñu fukki mbokk waa gàddaay yi ñu arrêté xeex bi nag day continuer
jeudi bii di ñëw 25 juin amal nañu taxawaayu ñaxtu fële ci place de l'Obélisque ndaxte nag dafa doy nga màbbal 200 fukki kër ak ñett d'accord 6 hectares ñu ne nga delloo ñu ko yoon ne delloo ñu suñu 6 hectares ngay toog d'accord di xoolee. ñu daal desandi ci wàllu yoon ba tey commissaire divisionnaire bi nekk à la retraite di Boubacar Sadio war jàkkaarloo ak enquêteurs yi tey jii nag gannaaw ba nga xamee ne nag déglu nañ ko ni kii démb bu ñu sukkandikoo ci convocation bi nga xam ne daal na koy rek am ñu jàpp ne moom commissaire bi bataaxal bu mu daal di rotal jëme ko ci njiitu réew mi daal nañ ko ci rek tuumaal li aju ci wàllu ay mbir yu garaaw yu ci mel ni daal di koy nag tooñ waaye itam daal di génne xibaar yu wérul ba ci sax la ñuy duppee sûreté de l'État mu daal di koy nag yëngal awkaam nag jàpp ne yi ni mel yëpp dafa njort ne daal am na leneen lu làqu ci ginnaaw maître Khoureyssi Ba ñu déglu ko Mame Diarra Da Silva. dañ koy reproché benn këyit bu mu génnee ci presse bi de Dakaractu moo ko génnee mais li ñuy fàtte mbir mooy këyit bi fukki fan ak ñett ci mois de juin bi lañ ko génnee Walfadjri génne na ko muy journal Dakar Times génne na ko yeneen bataaxal génne nañ ko Dakaractu bi ci boppam génne na ko mais xam nañu bu baax ni xel lundi bi ñu koy génnee muy le 15 lundi bële parce que tey la lundi bële génn na mais xëy na boobu gaa ñi jàpp nañu nekk na ci yeneen dossiers yu tar moo tax dossier bi traité wuñ ko ñu door koo dem ba ci dimanche bi xëy na dis que dañuy régler dossier commissaire waaye nag dafa am journaliste bu ñu convoqué te ñëwul ndax newul Dakar léegi xëy na loolu moo tax dama ne xëy na de wóoruma dama ne xëy na loolu moo tax ñu bëgg a compléter procédure bi en tant que journaliste bi ndax dañuy jàppee ni ci site internet am moo publier mbir mi kon moom mooy auteur principal muy lu bees parce que yooyu yàgg na fi am toujours dañuy yàgg demander même site bi ñuy téye Barthélémy Dias site bi moo génne woon mbir mi mais kenn poursuivre ko te moom moo doon auteur principal tey di ko loolu ba bëgg ko poursuivre bon ñu ngi delloo droit tuuti cëram quoi mais aussi danañu jaaxal parce que li ñu toppee commissaire Sadio du caaxaan mais mooy li ñu doon toppee Cheikh Yérim Seck waaye gis nañu ni ñu traité dossier ndax Cheikh Yérim Seck kenn placé ko sous mandat de dépôt alors que article 139 code de procédure pénale dafa exiger absolument le placement sous mandat de dépôt ndax article yi ñu visé woon diffusion de fausses nouvelles ci la bokkoon article 255 du code pénal donc xamuñu ni effectivement bii nu muy mujj dañuy ñaan rek ñu def attention parce que commissaire Sadio kilifa la daal fi ñëpp kilifa la mais moom dafa ci boole am yu bëri yu mu xam ci dispositif sécuritaire état ci expérience am ak yooyu gisuñu lu mu def lu war a tax sax ñu koy convoquer police parce que li mu def da nga koy tontu rek tontu ko ci bataaxal ndax dafa joxe avis ci ni dëkk bi doxee ak ci peut-être personnalité ak compétence président de la République loolu jarul jàpp nit boobu da ngay lire rek retaan bàyyi ko wan ko ni juum la ñun liggéeykat la li mu def wala ñu tontu ko mais c'est pas borom kër gu dee mais xaajam parce que mag la doon du xale ñu téye ko nii di ko pamti donc on verra bien bu ci kanam ak 6 heures. boobu jamono itam conseil gouvernement bu ASBEF ñoom itam di amal ab ndaje ngir daal di àddu ca la ñuy daal di nag dund fii ci seen siège bi nekk ci route bu front de terre conseil bi nag ne ñu dinañ daal di amal taxaw seet ak jël dogal ci crise bi nga xam ne nag ASBEF mu ngi koy daal di jéggi booba léegi mat na at ci gannaaw campagne boo xam ne daal dañuy leen di defalu dégg dénigrement génne ay xibaar yu wérul te ay responsable daal di nekk nag ci ginnaaw loolu le bu ñu sukkandikoo ci nag ñeneen ci personnel bi ñu jàpp ne ay woy politique yu wàllu administration bi ñoo leen ci daal di nag jàppale ba tax na ñu bëgg a def la ñuy duppee forcing maanaam wañ seeni nag loxo daal di nag jëfandiku doole jaare ko nag ci préfet bu département bu Ndakaaru conseil bu gouvernement bu gouvernance bu ASBEF wax ne mbir mi ni mel duñ ko seetaan benn yoon ba tax tey jii fas yéene nañ ci rek àddu nañ leen ko toppal ñu daal di wéy ak contrat bi nga xam ne ñàkk na ak lu aju itam ci wàllu statut ba ci wàllu nag payoor yu jaar yoon ne ñu daal li ni mel yëpp ay risque la yu ñu gisul ci doctorat yi nekk ca CTE bu Yoff ñoom nag grève la ñu fas yéene sumb ñoom it grève ñaari fan bi nga xam ne bëgg nañu seeni situation autorités yi daal di ci àddu dañ ciy teelu leeralu kenn ci ñoom di docteur Dosolo Sanogo mooy seen porte parole ci micro Mame Diarra Da Silva. ñun ñu ñooy doctorant wu CTE bu Yoff ñu naan doctorant nag mooy ñoo xam ne ñu ngi 6e année 7e année 8e année ñoo xam ne ni supériorité léegi ñun nag ça fait 2 mois ñu ngi liggéey au niveau du CTE de Yoff bon c'est pas nekkul CTE boobu kese la parce que au début dañoo bëggoon def benn politique bu mag sax boo xam ne ni day regrouper CTE bu Sénégal yëpp ñoo xam ne amuñu contrat
raisons quoi ñun léegi au niveau de notre CTE ñun dañoo décidé dem grève ñu waral suñu grève bi c'est que ça fait 2 mois que ñu ngi liggéey foofu amuñu contrat amuñu prime de risque amuñu salaire et depuis 2 mois ñu ñooy demal foofu suñu propre frais te gis nañ ni am na ñeneen ñoo xam ne le ministère bi signé na leen contrat yóbbu leen foofu te ñun nag ñoom ñooy def même liggéey des fois sax ñun ñooy gën a def liggéey que ñoom te ñoom am nañ contrat am nañ prime de risque am nañ salaire te ministère daf ñu ne ñun suñu contrat bu ñu war a am ça sera égal ak suñu prime de risque alors que ñeneen ñi ñoom seen contrat dañ ci am prime de risque am salaire te prime de risque bu ñuy wax noonu sax ba léegi ça fait 2 mois ba léegi ñun defaluñu donc depuis 2 mois ñu ngi dem foofu ñu ngi si bénévolat amuñu statut amuñu dara. est-ce que rencontré ngeen autorités yi. autorités yi dans si site bu nekk am na ay autorités yu représenté ministère jot nañ def réunion si suñu site balaa ñuy dem di def réunion bi def nañ ko il y a de cela 3 semaines ba léegi amuñu si lu leer te autorité bi représenté ministère suñu site rencontré nañ ko gis nañ ko waxtaan nañ ça fait 2 mois mu ñuy promettre ay promesses yoo xam ne gisaguñu ko te dem nañ ba ministère déposé ko suñu lettre pour wane nit ñi suñu mécontentement pour wane nit ñi suñuy dem di def. beneen grève ñetti fan mooy waa site juste ñoom ñi nga mooy syndicat bi ëmb liggéeykatu justice ñoom ci altine ji lañ ko daal di rek door nee na seen combat la ñuy daal di nag wëyal gannaaw ba nga xamee ne nag ay bés bi ñu génn sumboon nañu ko liggéeykatu justice nag la ñu bëgg mooy 4 weer a ngi nii li nga xam ne mooy accord yi ñu tegoon di déggoo yi protocole d'accord bi ñu bëgg ñu daal di ci nag dellu siwaat ndax atum 2018 ba léegi lañ ko xaatimoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre boobule yeneen ñetti at a ngi ni yi nga xam ne dañoo daal di nag voté lu aju ci wàllu code de la presse taskatu xibaar yi ba léegi di xaar ñu daal di signé décret bi nga xam ne mooy tax ñu mën koo daal di nag jëfe ngir fexe coppite yi ñu daal di koy nag doxal ñu gis na nag la ñu woolu wala daal di teg loxo kii di Cheikh Yérim Seck taskatu xibaar yi tax na ba ñu daal di sulliwaat mbir moomu ne ñu jàpp ne wàllu dépénalisation yi fexe nag ba caabi bañ leen féete gannaaw nekk na mbir moo xam ne faaw ñu daal di ci nag xar seen sànku tubay loolu mooy jàngatu Bakary Domingo Mané bi bokkoon ci ñu amal ndaje bi ñu teewul ko ak Aïssatou Gueye Ba. code bi dañ ko voté ba léegi kenn appliqué ko parce que amul décret d'application donc ñun wax nañu ba sonn mais gouvernement reste sur ses positions à présent vraiment code de la presse bi mënuñ koo appliquer tant que disons décret d'application yi kenn voté ko donc ñun ñu ngi xaar ba léegi ñu ngi artu mais ba tey dara sotteegul tant que loolu amul vraiment mënuñu dem fenn c'est pourquoi vraiment on demande à ce que code bi ñu woto ko benn article moo nekkoon fii dañuy waxee article 80 boo xoolee yëpp problème yëpp foofu la jógee dañ lay wax ay nu offense au chef de l'État dañ lay wax trouble à l'ordre public vraiment article boobu article fourre-tout la yaa ngi déggal mal moo tax ñun bu ñu taxawalee code de la presse dañuy defoon benn disposition boo xam ne daal dañuy dépénaliser maanaam journaliste dootul dem kaso dans le cadre de son travail pour ay délit de diffamation à la limite lu mun def mooy day fay ndàmpaay yaa ngi dégg donc ça veut dire que l'affaire Yérim Seck daf ñu jox encore raison sur le gouvernement parce que gouvernement musul bugg a dépénalisation boobu la preuve lu tax dañu bañoon voter contre la presse bi tant qu'il y avait la disposition ils avaient refusé depuis Wade ba Macky Sall il a fallu que ñu génne disposition boobu rek moo tax ñu voté ko donc aujourd'hui ça nous rattrape yaa ngi dégg donc tant que disposition dépénalisation bu amul liberté de presse ça serait menacé dans ce pays journalistes yi mel noonu dañ ko war a aar donc la meilleure façon ñu aar ko mooy ñu def dépénalisation bi comme yeneen pays comme le Niger le Libéria le Burkina Faso ñoo ñëpp am nañu dépénalisation tey. ci ndaje boobu la ñu xam ne itam amul benn carte presse boo xam ne daal nañ koy rek joxe gannaaw ba ñu sampee commission bi nga xam ne mooy commission nationale bi boobu ak léegi war na toll ci ñetti weer ñu jàpp ne nag règlement intérieur yi mooy charte yi nekk ci biir mbir moomee nga xam ne ñoo daal di wax naka la ñuy daal di jébbale wala condition yi ñuy daal di fexe ba daal di amal carte de presse googu ñu daal di koy nag valider ne ñu nag li tax yi fii tàggatémbe mooy mbirum basu Covid-19 bi kii di Daouda mi nekk président commission nationale bi jébbale carte presse yi ñu déglu ko Aïssatou Gueye Ba. commission bi juróom-ñetti membre titulaire la am ak juróom-ñetti membre suppléant biñ ko installé ba pare ñun commencé woon nañ benn liggéey bi moo nekkoon que ñu liggéey ci benn règlement intérieur boobu moo ñu doon permettre au moins ñu fixer règle du jeu pour que professionnels de l'information ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a déposer pour am carte nationale de presse
ñu xam yan règle lañ fixé nan la ñuy liggéeyee nan la ñuy délivrer carte nationale de presse léegi nag liggéey boobu nag bi ñu ko tàmbalee Covid-19 bi mu ñëwee dafa ralentir un tout petit peu processus bi mais bon depuis temps yi nga xamante ne gouvernement bi jël na décision yu bees pour assouplir pour permettre regroupement yi léegi àllarba incha allahu rabbi dinañ rencontré wu valider règlement intérieur boobu ak canevas de travail bi valider également spécimen carte nationale de presse bi non joxaguñu kenn carte de presse parce que pour que ñu jox leen il faut que ñu ubbi dépôt de candidature yi et pour que ñu ubbi dépôt de candidature yi il fallait que ñu terminer document bi nga xamante ci lañ war a basé wu pour liggéey te document boobu nag mooy règlement intérieur bi ma la wax ak canevas bi nga xamante ne moo ñuy permettre ñu valider l'expérience de ñi nga xamante ne nekk nañ ci rédaction yi te génn wuñu école de formation loolu buñ ci jógee nag après dinañ ubbi dépôt yi pour que nit ñi mën a am carte nationale de presse. Sud FM. dooraat li nga xam ne mooy njàngale mi classe examen inspection d'académie bu Ndakaaru mu nga ca liggéey ba ngir yëf yi mën noppi ne ñu ay équipe dinañ daal di wër fépp foo xam ne daal barab la yi ñuy daal di amalee njàngale mi xool matériel yi itam ci wàllu santé ak lépp ndax mat na. Khadijatou Diallo mooy inspectrice d'académie bu Dakar ñu teewlu ko Kalaaji Malick Ndiaye. depuis ouverture bi avant le 2 ñu ngi ci doon préparé wu te depuis ba ñu renvoyé ouverture bi tamit ñu ngi continuer di liggéey ak chef d'établissement yi ak IEF yi di gën di préparer wu di xool fan moo manqué di ci matériel sanitaire bi di ko mottali ndax xam nga rek man comme ni ma koy waxee rek fii liñ ci am ci école dafa tar juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar école la am yoo xam ne dañu am classe d'examen donc mënoo wax ne lépp mën nga ko xam ci anam yëpp ndax lépp donc ñun ñu ngi dinañ wër tey par exemple tey man damay def ay équipe ñu dem ci école yi ñu xool préparation yi fu ñu toll ak chef d'établissement yi ndax classe yi liñ ci waxoon ñu nga sax ci distanciation bi ñu waxoon ci école ci classe bu nekk ñaar fukki élèves ñu xool ndax nettoyé nañ ñu xool ndax seen matériel bi mat na donc ci yooyu la ñu toll donc bu ñu ci paree rek incha allah dinañ mën a gën a wax nag ndax lépp yomb na wala déet mais ñu ngi préparé wu bu baax pour que le 25 bu ñu ñëwee ñu mën a ubbi ci anam yi gën a rafet. ci la ñuy daal di desandi ba tey ubbi teg l'école googule ndax nag enseignement yi nga xam ne dañoo fare nag ci classe examen yi ñaar fukki fan ak juróom la kon ci alxames bi collectif gouvernement scolaire ñi nga xam ne ñooy seq njàng meek njàngale mi ñoom itam nee ñu nangu nañu ngir daal di doolaat njàng mi seen président nag Youga Fally Diop la mu daal di nag gis mooy ci waxtaan yi daal ngir jël ab bés daanaka boolewul nañ ñu leen ci ba tax ñuy sàkku lenn mooy fexe rek ba matuwaay yu war ci wàllu cet gi ñu jël ko waaye itam wàllu nawet bi Youga Fally Diop ñu déglu ko xam sa Iliman Wane. ñun moom suñu taxawaay lenn la mooy maanaam dañ ñoo dénk kàddu élèves yi dañ ñoo jox responsabilité état bi moo ñu njëkk jox responsabilité maanaam ñun ñooy jiite élèves yi mais tey jii ni nit suy jiite da nga koy jiitloo mais nga jiital ko ne ko ati demal rek te doo concerté ak moom doo liggéey ak moom kon ñun dañuy jàpp ni état bi sax dafa waxtaanul ak ñu war a dellu ci école gi parce que tey ni ñun moom gouvernement scolaire Sénégal bi yëpp ñu ngi waxtaan pour xool lan lañ mën a teg par rapport ak la reprise du 25 incha allahu rabbi lu état précipité nii ñun duñu tëb rek jël décision wala jël kàddu yoo xam ne waruñ ko woon jël dañuy concerté wu ku nekk xool état de lieu sa école mooy maanaam fi nga nekk yow nga wax ñu foofu nan la mel comme ça tey jii ñu ngi si bàyyi xel parce que instant bi nii ñun boolewuñu si xeex gi li ñu si dérange bëri na mais tey jii nii ay jiit lañ ay responsable lañ te responsable soo ko waxee mooy maanaam sooy liggéey ak nit da ngay déglu ñëpp ñoom suñ ko deful ñun mën nañ ko defal ñun mën nañ ko def ñun suñu bopp pour jàngal leen ni àdduna lépp looy def da nga si war a concerté wu les principaux acteurs maanaam ndongo daara yi parce que Olof Ndiaye dafa daan wax ni tëdd du yenn waaye xam na li bopp attan te ñun ku sa ndig rëq foo jaar changé ñun suñu ndig dafa rëq moo tax ñu changé bëgg changé doxin. waaw ñu daal di desandi ba tey ci reprise boobu njàng meek njàngale mi ci alxames gi ca Diourbel acteurs yi yëngu ci wàllu wi ñoom itam daal nañ ci rek yëglu ne ñu daal yi fii nekk lu doy waar jàpp nañ ne rek ouverture bi nekk na lu mën a nekk war nañ ko sax daal di laaxaale ba ci élèves yëpp lenn rek daal la ñu daal di sàkku mooy école bu ñu dégg ne daal am na nag feebar bi nañu fexe daal di koy isolé ber ko laata nag wàllante bi di fës Diourbel Adama Ndiaye. ubbi teg l'école gi ñuy waajal doon na lu nga xamante ne ñu ngi koy waxtaane rawatina ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu njàng Habib Kane nekk ab instituteur à la retraite jiite woon ab l'école nee na tëj bi ñu def
l'école yooyu lu jaadu woon la ngir aar xale yi ci mbas mi teewul mbir mi mën nañ koo dabu. lu mel ni amee mbas dañu xalaat nan la ñuy fexe ba xale yi ba lii du leen dal nga ñag leen aar dafa jaadoon ñu tëj école yi d'abord pour seet xanaa lu ñuy def ëllëg mais nañ tëj école yi ba seet fan la ñu jëm gouvernement bi tëj na école yi ça c'est très positif xale bi bu jàngee deux trimestres li idée ko yàggalee pour mu école mu yàggalee année scolaire am bariwul gënoon a jaar ñu bañ a yàkkamti. instituteur boobu nga xamante ne def na lu tolloog fanweeri at ak juróom fanweer yi mu jiite ab l'école ñaan na nguur gi bu fekkee ne ubbi nañ l'école yi ba am yu ci am ay kaaw mbas mi mën nañoo wéyal njàng mi te ber ñooñu. mën ne dañu ubbi war xamoon nañ ne cas contact cas communautaire dina am loolu ke ala kulli alin day am mais bu fekkee ne xalaatul ne bu cas communautaire amee fa mu dal école ba mu dal gox ba mu dal mën nañ koo quand même ne leen ñii kat nañ leen quarantaine en attendant ñi yàggale bu pare ñii ñu defe leen ñu yàgg benn cas communautaire fenn ci gox ñu tëjaat ñëpp dellu ñibbi loolu aussi day ne moo bi xëy na c'est trop fort mais pëcc xol lay nuru. ku jiite woon école élémentaire Ibrahima Thioy nee na daal la mu gis mooy ñëpp ubbeendoo weeru septembre. dara da cëgul école pour mu ubbi septembre ubbi octobre mënoon nañoo toog ba boobu ak suñ teeyu bakkan ñu ubbi école yëpp waxuma ñuy def examen mais ñëpp lañu ubbil ñu organiser suñu examen xale yi tëj dem ñu préparé waat waajaat na ubbi école bi normalement. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama ci la ñuy daal di tàbbi ci situation bés bi juróom-ñetti fukk ak juróom-benn nit ñi daal di amee feebaru mbas mi ci bésug tey nee ñu itam am na yeneen ñaar ñu ci daal di nag faatu loolu moo yokk sax lim bi ba ñi war a toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom-benn tey jii nag juróom-ñetti fukk ak ñaar mooy yu bees yi ministère santé daal di fësal nee ñi itam am na ñeent ñoo xam ne cas importé la bàyyi ko yeneen i réew waaye itam fukk ak ñett yoo xam ne transmission communautaire la bilan bi ci di docteur Aliou Diouf di ci dellu siwaat daanaka juróom benn junni yi léegi mu mat Aliou Diouf ñu déglu ko ci micro Sud FM. ci junni ak ñeenti fukk test yi ñu def juróom-ñetti téeméer ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak juróomi cas contact ñeenti cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak ñett yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci zone A benn ci Bopp benn ci Yaraax benn ci Ouest Foire benn ci Nord Foire benn ci Almadi benn ci Grand Mbao benn ci Kër Massar ak ñeent ci Kaolack fanweer ak ñeent si suñu malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb muy dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi nañ fi juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett wër nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñaax population bi ñu gën a sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe. Mbuur nag foofee kaa yi gis nañu daal nañuy alawtiku waa police ne ñëw lu war a toll ci fukk ci élément yu police yooyu feebar bi daal na leen laal am na sax ay haut gradé waaye ndam la ñuy duppee cas asymptomatique la ñu gën nemmeeku ci ñoom Mbuur nag tàmbale amee tiitaange ndax way takk der yi yëf yi di laal Mbuur Babacar Sow. tiitaange ak njàqare la ñu nemmeeku ci way takk der yi nekk ci diwaanu Mbuur leen warlu ko lu dul lu ëpp fukk ci ñoom dañoo am feebaru coronavirus donte sax ñi ci bëre ay cas asymptomatique la ñu Mbuur di diwaan boo xam ni bi pandémie Covid-19 mu ngi fi gën di wéy di law suñu sukkandikoo ci gëstu yuñ ci am na ci ñoo xam ni ci waaye tekk dar yi sax ay kilifa la ñu am nañu feebar boobee di fàttali lu matul ay bés ci département bu Mbour amoon nañ fi ñeenti cas positif ñaari doon cas communautaire ñu yëgal tey jii ci suba rek am na yeneen ñaari cas importé yoo xam ni ca Diass la ñu leen nemmeekoo foofee nga xam ni fa la aéroport international Blaise Diagne nekk suñu sukkandikoo ci wàllu waa kër docteur département bu Mbour lu toll ci téeméeri nit am nañu coronavirus lenn ñëw yokk ci gën a indi tiitaange moo di bés bi nga xamee ni
nguurug Sénégal daal dina teggi ndogal yi mu tëraloon ngir xeex ak coronavirus nit ñi sàmmonte wuñu ak li nga xamee ni moo di geste barrière yi suñu nemmeekoo ne ñu ci bëri takkatuñu masque fi nga xamee ni moo di ci diwaanu Mbour Babacar Sow doon ca jëkk yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Sud FM ganu bés bi. Khadijatou Diallo lay wuyoo mooy inspectrice d'académie bu Ndakaaru di dellu siwaat ci matuwaay yi ngir ubbi teg l'école 25 juin bi waxtaanam ak El Hadji Malick Ndiaye. ñu ngi ak Khadijatou Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay lancement. yow nag yaay inspectrice d'académie bu Ndakaaru gis ne nag Ndakaaru yëf yi dafay tar loolu wàllu mbas mi ñu jàpp ne nag njàng mi dina dooraat incha allah rabbi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ñu nekk ndax Dakar dina noppi reprise bu baax le 25 prochain. waaw mais man loolu laay wax ma ne ñun depuis ouverture bi avant le 2 ñu ngi ci doon préparé wu te depuis ba ñu renvoyé ouverture bi tamit ñu ngi continuer di liggéey ak chef d'établissement yi ak IEF yi di gën di préparé wu di xool fan moo manqué di ci matériel sanitaire bi di ko mottali ndax xam nga rek man comme ni ma koy waxee rek fii dañ ci am si école dafa tar juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar école la am yoo xam ne dañu am classe d'examen donc mënoo wax ne lépp mën nga ko xam ci anam yëpp ndax lépp donc ñun ñu ngi dinañ wër tey par exemple tey man damay def ay équipe ñu dem si école yi ñu xool préparation yi fu ñu toll ak chef d'établissement yi ndax classe yi liñ ci waxoon ñu nga sax ci distanciation bi ñu waxoon ci école ci classe bu nekk ñaar fukki élèves ñu xool ndax nettoyé nañ ñu xool ndax seen matériel bi mot na donc ci yooyu la ñu toll donc bu ñu ci paree rek incha allah dinañ mën a gën a wax nag ndax lépp yomb na wala déet mais ñu ngi préparé wu bu baax pour que le 25 bu ñu ñëwee ñu mën a ubbi ci anam yi gën a rafet. waaw diggante le 2 ak le 25 lan moo ci changé. bon li ci changé man xaw nga ko li ma xam daal mooy diggante le 2 ak le 25 ñun tooguñu dañu continuer di def suñuy réunion visio ak IEF yi ak proviseurs yi. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñànk njàng mi ak njàngale bi donc di gën di préparer wu rek parce que doo mën a toog ba ne man mii sama lépp zéro faute ndax fi mu ne li may wax rek démarche apprenante la mooy que ne ñun lii mësuñ ko dund dañu koy def ba nga xam ne liñ ciy def du doo xam ne xamoon nañ ko donc préparer bi mooy loolu mooy dañuy teg ay mbir xool ndax noonu la par exemple ci matériel sanitaire bi ni ma la ko waxee sànq li ma am ci école dafa takku il faut que dañuy dem di wëri di xool ndax yëpp mot na ndax mënoo toog rek nga ne lépp mot na donc diggante le 2 bi ak le 25 su fekkee mën naa la ci tontu ci laaj boobu mënu ma xam lan moo ci changé bu dul man ci li may liggéey mooy que ñu ngi continuer di préparer wu wàññiwuñ benn yoon préparatif yi pour xool école yi par exemple bu nawetee dina am ay école yu am ndox ñu ngi commencé di gëstu ci solution yu yan la ñu mën a indi ci loolu ñu ngi xool xale yi nga xam ne dañ leen a war a transporter am na comme niñ ko waxee woon temps yële équipe boo xam ne bu ndaw bu gouverneur maire tegoon pour ñu gëstu ci donc loolu xam naa mu ngi continuer di dem waa amaguma nag conclusion c'est-à-dire lan lañ ci retenir mais xam naa ne lu am solo la ci li nga xam ne autorité ñu ngi ciy waxtaanee. waaw am na tamit lu ñu agité woon lu jëm ci wàllu transportu élèves yi loolu tamit fuñ ci toll. waaw loolu laa la wax léegi mooy que ne gouverneur tegoon na benn kuréel bu ndaw pour ñu mën di waxtaan ci affaire transport bi xam naa ne ñu ngi ci doon waxtaan mais xamaguma lan lañ ci tëral lan lañ ci jàpp mais waxtaan bi moom ñu ngi ci woon ndax transport bi fii ci Dakar dina xaw a compliqué tuuti ndax xam nga mbas mi fii la gën a bare ensuite xale yi presque ñëpp fii ci plateau bi kenn dëkkul ci plateau bi donc xam naa ne autorités yi ñu ngi ci bàyyi seen xel bu baax te ñu ngi koy waxtaanee mais pour le moment man amaguma ci benn conclusion boo xam ne wax nañ ma ko ci daal. Khadijatou Diallo ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax. waaw jërëjëf.
Pape Laye kon ñu daal di door jotaay wax sa xalaat ci 88 628 98 98 bokk na ci lu aju ci coow lu xew ci wàllu gàddaay coowal suuf ba tey ak jàppante ga nag way ganteen digg ak way takk der yi ci la daal di bokk mën ngeen ci àdduwaay itam grève yu bari yenn ci ay secteurs yi ñu nemmeeku bi ci des mooy wàllu situation ubbi tekk l'école gi jamono mbas bi ba ci situation bés bi ak matuwaay yi ñuy jël ku jiitu ci ligne bi ñu jël ko allo. allo waaw. Adama Mamadou Fadou Alla. Maam Mor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaare bu baax di siyaare sama ñetti saa ci foofu di ñaan gudd fan ak wér ak xéwal ak ndam yu yaatoo yaat. waaw. aar di sàmm sama njaboot. amiin waay. loolu jàllee nag gàddaay moom coow lu yàgg na faa bari. ci weesoo suuf si daal war nañoo xool fan la fa dëgg féete. ñu jox ko ña ko moom. parce que coow it mënuñ see continuer di ko def fii naan dinaa lii fii ni moom suñ suuf nangam. ñeneen ñoo ko moom nañu woowee këyit yu leer. tàmbalee fa mu tàmbalee ba fa mu yem loolu kat yomb naa rek nit ñi loolu dara joxe suuf jàmm parce que ay nit seen wajur du leen bàyyi seen ndond ak seen yëf ay nit di leen jaay doole wala jaat ñu ko jëndaat kat yaakaar tabax kat nit ñi nañ dagal yàlla lépp lu fi waay def lu wut def wa dem génne àdduna da nga ko demoon xëy am da nga ko layoo ku moomut na nga ko fa baax bu kenn jënd yëf jàmbur bu kenn jaay yëfi jàmbur ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ci nga xam ne ñooy atte yoon wi nañ dem xool fa fa dëgg nañ jox ko ñoo ngi dëgg ñu bàyyi leen école bi ubbi ni xale yi na leen seen i parents waajal ñu dem jàng jàmm ñi ci jàmm ak salaam feebar baa ngi fi mais dañuy dund ak moom kon nag présenté nañ leen ko gan ngaa ko xam ne lu ngeen nekk ak moom kenn ku ne sa doom buy dem na nga ko jox ay masque mu yor nga wax ko fi mu waree rek la mu war a def bu amee lu muy lekk nga defaral ko def ci saagam defal ko ci ay bouteilles ndoxam bu demee di seen naa naka lekk ba ñu jënd benn dara bu ko defee dana dem ci jàmm ñi ci jàmm ak salaam la fay saa borom may ko ko loolu daal defe naa ne bu ci ñëpp farloo daal dana mucc ay te liñ ci ragal lépp duñ ko ci gis jàngalekat yi syndicat yi yéen daal jékkunoog lu ñuy tiite lu ñuy jekk lu ñu mën a jekk ñoom dañoo war a liggéey yi dem fay leen leneen li ñu dem leen liggéey leneen lu ñu def lu dem jàngale ji amul lu ñuy tiit amul dara lu ñu def nañ gëm yàlla ci ànd ak yàlla yàlla mooy sàmm doomu aadama bi ci gannaaw bu nga xamee ni si mor doomu aadama jël na ay matuwaayam mais yeneen yi ci des ay waxu jaaxaan nañ jàngale ji te bay di ci des syndicat yi bëgg a rey nit ñi daan ñi ngi dañoo bett dañ ñoo yéeg lu leen bett dañoo bëgg di toog weeru dee nga dem koy ko ndam ko ndam ci banque ba jël sa xaalis lekk soo jàngale pour lan nañ jàngali doomu jàmbur yi te teg ko ci yoon nag njàng mu mucc ayib merci beaucoup. waaw Pape Laye bitim réew 33 841 22 33 ci wax sa xalaat bi la ñu bokk allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Alain Ndiol. waaw. Cheikh Alain Sass bi mu ngi. waaw Alaaji ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu si technicien Pape Laye. di ziar Bàcc Seck Mbaye Laye. waaw. di njëkk nag ci saa si waa gàddaay yooyu. coowal gàddaay la moom fu ne dégg ko. waaw mën na xamul mu ne mais maa ngi réew mi yoon la. mais dangay bañ a ñokk ci xar mi karaw. waaw xaalis si bii may sànni ko Oustaz. lu mu dugg mu ëpp bii may sànni lu mu dugg mu ëpp. man maa la wax lii kon boobu dossier ni ko moom nañ ci teey te dem ci yoon ci jënd ci. waaw man loolu laa gis man. ndax nit boo fekkente ni boo waxee doo wax jàmm. soo wax doo ëpp lu ñuy lijjanti dafa cay teey maa nga jëm ca. fa ma jëm nag mooy topp ci wàllu école bi. waaw Oustaz xale yi nañ jàngi. xale yi nag ci am catégorie boo xam ni. dañoo war a def examen. te examen yi boo ko deful rek maanaam da ngay âgé. sam jàng day yàqu. te pourtant enseignant yi ñu ngi ci mbedd mi di jànkoonte ak jàngoro yi. ku xool transport bi ni muy demee. oto yi dañu la def jël. kon tey xale yi nga xam dafa def examen te bu ñu jàngul. mën naa andi ci seen circuit dara. nañ dem jàngi. xale yi li nekk ci mbedd mi. école baa gën de école boo xam ni chaque élève benn table baa. chaque classe 20 élèves moo gën ni xale yi nekk ci mbedd mi di dajaloo di xaxaloo di fubala sa dajaloo. foofu ku fa demee. daan nañ surveiller kon nañ dem jàngi lii mooy dëgg. jàngoro ji moom fi ne te doxatul lan ci àdduna lu Sénégal mooy ñëpp ñu koy jànkuwanteel. ñu ñaa ngi dem ak dikk ak seen i mas joxe seen i soxla kon nag li war nañ man de laajte bu réew mi nañ dem jàngali xale yi jàmm ni ñooy wopp nu faj la. di kontaan ci waa santé ñu ñaa ngi wet waaye ñoom ñu ngi faj may ñaan nag enseignant yi jàmm buñ demee yàlla rek jàmm waaye nañ dem de dem mënta ñàkk moom nañ dem wasalaam. kon ñu daal di xaar keneen ba tey Pape Laye ñu woy ci jotaay wax sa xalaat bi 88 628 98 beneen auditeur. allo salaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi. Oustaz. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. ñu ngi lay nuyu waa Wilane. ñu ngi lay delloo nuyu bu baax Oustaz. Oustaz de saa si mbuub dafa luqi sama lanc. yaakaar naa ne lu jëm ci mbiru collectifu gàddaay boobu. vraiment sonn nañ man maa ngi ci nuyu sax sama xarit Abdou Fall. muy sama mbokk éleveur wax dëgg yàlla ñaari état sam lañ fa toj. mu doon lu nga xam ne lu métti la ndax kooku man xaw ma ko ci lu liggéey. kon te yaakaar naa bu nit liggéeyee sabab lu alalam ba jënd teelam tabax ba tollu foofu mu ñuy ding lijjanti ay kayit bay toj lu toll noonu ñu dem ci yoon jox leen dëgg. ah man de vraiment leen rek lay wax Abdou Fall ak compagnie am googu. ne leen nañu fexe ba mbir mi buñ ko def récupération politique. Guy Marius Sagna man ci suma ci loo xam ne tey war na caa mën a wax dara. ndax ku nga xam ne tey bu teyee mu ne activiste la bu subaa mu ne man Sonko laa faral moom laa àndal ci politique lay yëngutu kon kooku yaakaar naa lépp lu mu wax dama yaakaar ne am na lu mu làq ca gannaaw te man dama ne compagnie googu man dama leen wóoluwul nag ndax dañoo indi politique bu bees ci Sénégal boo xam ne ñun xamuñu ko politique gu ñàkk teggin ñàkk kersa menacer président dem ci grille paye ak def loo xam ne maanaam constitution bi nanguwu ko bu constitution bi ne wéy mu ne non bu constitution bi ne non mu ne wéy yaakaar naa ne ñooñu bu ñu juumee tey ba ñu am yenn baat yi ci Sénégal jàpp naa ne kon dañ xëy xar réew mi ñaari gaay benn bi danañ joxe indépendance foo xam ne waruñ ko faa joxe beneen bi danañ taxaw sacrifice réew mi ba nga xam ne réew mi danañ am ci lu ñu kii man nag li may waxee président de la république na fexe ba dimbalee ñi nga xam ne ñooy waa gàddaay mu jox leen seen fii ndax kat ngor soosu man jàpp naa ne nekk na koo xam ne tey teguwut ci yoon ndax koo xam ne demante nga yoon ñetti yoon justice yi ñu am yëpp penc justice bi ñu am yëpp fuñ fi dem ñooñu daan ko waay kon na leen jox seen suuf wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waxtu yi daal ñu nag dab comme fii la ñuy yem ak yéen ci jotaay wax sa xalaat bi dinañ ci dellusiwaat ci xibaaru guddi gi gën koo yaatal jéggal nañu ci ñi nekkoon ci ligne bi Sud Nutrition lañ ciy toftal laata 22h laata 18h ak Khady Sène jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér wala ma fan ak fekk tal yal nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique moo leen di may Sud Nutrition. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi ci seen chronique Sud Nutrition ànd ak docteur Bun Cheikh Seck docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Khady. tey chronique numéro 169 mu di ay tontu yu ñu fas yéene jagleel page Facebook bi ci ay laaj yu ñu fa nekkoon docteur kon tey da ngay fas yéene wax ak suñu auditeurs yi. waaw comme ni mu koy faral di defee à peu près weer bu nekk dama dem ci page Facebook bi yoon maa ngi fa jëlee ñeenti laaj yoo xamante ne bëgg naa ko tontu ci antenne bi su ko defee ñëpp mën a jëriñoo tontu yooyu.